yi mu sumb yàlla dimbale ko mu àggali ko ak jàmm. d'accord rafet na ay 11h passé donc de 27 minutes daje bi sur la 93.1 Mor Gakou feggoog Lamine Ly di responsable politique yor kàddu madame la maire Mariama Sarr ci gox bi la di Kaolack ñu am mbégte contentement bu baax dalal ko 77 574 0022 donc dañuy ànd ak yéen ku bëgg a bokk nga joxe sa contribution ci numéro boobu ngay woote waaye nag dañuy jëm ci wàllu politique. bisimilah question bi njëkk mooy da ngeen di laajaat deuxième mandat wala fi ngeen di yemale seen liggéey. non ñun weesu nañ laajaat deuxième mandat défi la ci ñun parce que du ñu fi nekk aussi bëgg Kaolack sonn ci def ko commencé ci sumb ay naal di ko bàyyi noonu di dem en tout cas suñu Kaolackois yi joxewaat confiance danañ àggali liggéey bi kon Mariama Sarr mu ngi déglu waa Kaolack di déglu entourage am mais li nekk ci xelam mooy dafa bëgg a remplir elle est candidate parce que tey su fekkee match de football la ki yore bal bi rek la ñuy marqué te bal bi ci loxoom la nekk fi mu ne moom moo yore mairie bi kon ci loxoom lañ ko bëgg a jël moom nag dana ci def lu mu mën xeex pour continuer liggéey bi mu sumb ci biir Kaolack mu àggali ko on est candidat. Vous êtes candidat. Oui. d'accord léegi géopolitique bi ñu gis ne Kaolack bëri na candidat yu bare yu fi am. ñëw ba léegi rek ci wàllu politique bi ñuy sa naaroon sànq donc mi ngi noonu vous êtes candidat donc à la mairie de Kaolack. incha allah léegi nag bëri na ay prétendants mbër yi bëri nañu lambu jaa ngi nii géew bi coow li ambiance baa ngi un peu partout à Kaolack ci jàppal bàyyi damaa bëgg a doon maire damay nekk candidat loolu nga xam naa ne amul leen ci jàngat bu bëri waaye nag dafa am coow loo xamante ni Lamine dafa xaw a wullee ñaay Kaolack mu jëm ci wàllu Auchan ndax ki nga xamante ni mooy Serigne Mboup di président chambre de commerce nekk tamit président wu cœur de ville bu Kaolack doomu Kaolack la comme ni Mariama Sarr nekkee doomu Kaolack la comme ni ñu nekkee doomu Kaolack am na droit laaj mairie bi donc dañu gis ay coow yoo xam ne am na seen diggante ci problème Auchan bi ñu waroon implanté bi cœur de ville bu Kaolack dina fi am ak du fi am après wax jëpp dafa mujj ëlbati ku ñëw ne Mariama Sarr moo tax Auchan bi amul Kaolack yow nag tànk yaa yor kàddu maire bi tey wax ci dëgg yàlla mbir moomu xëy na war nga cee xam loo xamante ni man xaw ma ko ci lan nga ma mën a indil ci gindi boobu ci question bu leeralal ko askan bu ko defee ñu xam ne kat coow li kat fii la démarré fii la yem ak lan moo tax ñu Kaolack mën a dem wala amul Auchan lu ko tàggatee mbir la waaw loolu sawar naa ci tontu parce que question Auchan bi mu amee war na am daanaka at ak nangam defoon naa ci conférence de presse leeral ko wax Kaolack waaye ne leen monsieur Serigne Mboup président chambre de commerce par ailleurs opérateur économique bi nga xam ne tey mooy exploiter cœur de ville la mu wax méngoowul ak li am je l'avais dit. ma ne leen Auchan ak grande surface bu mu mun a nekk son excellence le président Macky Sall dafa def benn arrêté en conseil des ministres pour protéger la population commerçante mu ne entre le marché le plus proche et une grande surface il faut au moins une distance réglementaire d'1 kilomètre à vol d'oiseau mu dellu ne entre deux grandes surfaces il faut au moins 800 mètres de distance à vol d'oiseau mu ne diggante marché bi gën a jege ak grande surface bi ñuy def dafa war a sorewoo lu tollu kilomètre loolu disposition réglementaire la mu ne diggante ñaari grande surface am na tolérance ba 800 mètres monsieur Serigne Mboup fi mu bëggoon a def Auchan muy biir cœur de ville ak marché Kaolack bi ñu ko xoolee 350 mètres la motul sax 500 mètres kon nag loi moo ko daane du Mariama Sarr mu ñëw ci Mariama Sarr def demande pour mu signer ko madame la maire ne ko du ma ko signer lu tax du ma ko signer mooy man maay maire Kaolack waaye yàlla def na aussi ministre la mënumaa toog conseil des ministres président de la république def fa décret ñu lire ko ci conseil bi approuvé ko signer ko man Mariama Sarr ma koy njëkk a jalgati du ma ko def yow comme loi mayu la nga def ko foofu seetal beneen terrain soo ko defee ma signeel la kayit gi mu bañ mu ne ko soo amul terrain waxal man ma seet ci Kaolack fan moo baax ma daggal la terrain nga def fa parce que man bugg naa Auchan ñëw Kaolack parce que doomi Kaolack yi ñoo ciy liggéey la ñuy jaay doomi Kaolack yi ñoo ciy jënd mais aussi du ma la ko nangul nag nga def ko foo xam ne waru faa nekk
nga rey commerçant yi daaneel commerçant yi parce que du yow rek lañ jabootee du sa intérêt yow kese la ñuy seet rek ñu mer dem ci rajo bi yuuxu tam Mariama Sarr dëmm lu ne ñu wax ko ba pare ne candidat la ma ne leen amul problème am na droit nekk candidat Kaolack wàll waaye nag su fekkee da ngaa bëgg a nekk candidat bëgg a daagaan baatu askan wi da nga leen di wax dëgg coow li dem wullee ñaaw coow li wullee ñaaw ba barki Dembo Ndiaye moom ci boppam ministre du commerce bi nga xam ne moom moo jiite loolu war a signer dérogation parce que soo loi bi soo ko respecté wul da ngay demander pour am dérogation soo amee dérogation jàll soo amul dérogation toog ministre bi ñëw chambre de commerce ñoom ñoo posé question bi ci réunion bi laaj ministre bi lan moo tax Auchan amul ndax nangam ministre bi ne leen man bi may ñëw nekk ministre mooy Aïssatou Assome Diatta ñu koy remercier bu baax mu ne 2 semaines laa def rek fekk dossier bi agsi kon bi may jël dossier bi xamaguma kenn miinaguma kenn xaw ma kaw la kenn ba kenn di ma influencer mais il se trouve que yéen a nekkul ci dëgg parce que yéen a àndul ak loi audio yi nga xam ne moom la ministre bi wax mu ngi ci dëkk bi di circuler soo buggee après mun nañ la ko jox nga déglu ko mu ne leen nekku leen ci dëgg Mariama Sarr la mu wax loolu mooy dëgg yéen a nekkul ci dëgg def ngeen demande bi pour ma defal leen dérogation mais la ngeen wax ne nañ leen may ngeen def foofu Auchan su ngeen wutee feneen ba pare ngeen yëkkati ko yóbbu ko foofu mu ne loolu fu ngeen ko mos a gisee may ma jàppandi fii ba ma soo ko defaree ba pare dootoo ko fa jële mu ne loolu moo tax man Aïssatou Assome Diatta signé lu ma leen dérogation kon du Mariama Sarr mooy signé du moom mooy xañ waaye heure bi su jotee ba nga xam ne élection yi ngi ñëw moog nawet ñoo yem gis nga nawet bi fi mu ne nii mbott yi dañuy génn si ndax yi génn barbatoor yi génn ah kakataar yi génn léppay génn ŋaang di wut ay gunóor yu ñu waraax moo tax paysage politique bi jax Kaolack dañoo war a xàmme jëkkër ak far ndax saa su ne nga gis ku bees saa su ne nga gis déclaration bu bees yéen ñi nga xamante ni yéen ci géewu politique bi ci lan gi amu leen ci njàqare ci tànge parce que ñi nga xamante ni ñoom ñooy laaj dëkk bi tam dañuy def rek seen doole ku ci mel ni Serigne Boub moom macha allah mi ngi def dooleem de am na côté boo xam ne dafa mel ni mairie bi def ci tàgga témbe ndax fi mu doon gis nga am na tracteur bu indi ci dëkk bi ñu ngi gasaat di wax ndox mee ka balee ka def yëpp te yooyu yoo xam ne liggéeyu mairie bi la waroon doon te mairie bi def ko am na ci yoo xamante ni nag dafay xeeñ soos nag la waaw mais noonu la waaw xam nga tey su neexoon madame le maire Mariama Sarr lu Serigne Boub indi ak lu keneen indi mu ne leen yóbbu leen ko fu leen neex parce que moom lañ jox dëkk bi tey opérateur économique bu jaadu xam yoon xam ni mairie di doxee bu ga dagaan mairie da ngay def ni Moustapha Sow def Moustapha Sow mënoon naa ñëw indi ay oto mbalitam ne leen day leen foral nit ñi mais dafa xam ne Kaolack waaye tey ki ñu jox seen baat mooy madame le maire soo leen di jox dara madame le maire nga ko war a jox mu ñëw indi ay oto mbalit joxe ko madame le maire heure bu fiy jógee du yóbbu oto mbalit yi mayuñ ko madame le maire mairie bi lañ ko may kon Serigne Boub su indiwee na jox madame le maire liggéey du tere Kaolack waaye danañ xam ne moom moo ko def waaye xam nga lu mu ci jublu dafa bëggoon su commencé di def ñu ñëw arrêté ko mu ne déedéet maa ngi leen di defal mairie aaye ko nangam non c'est pas ça ñun duñ ko aaye parce que dañoo bëgg Kaolack kuy defar Kaolack dañ lay encouragé mais Kaolack waaye nag ñoo war a xàmmee jëkkër ak far gis nga far dafa neex da ngay toog guddi mu indi hamburger su subaa mu indi pizza gannaaw suba mu indi laxasu dibi ngeen ànd di noos waaye heure bu ko neexee rek su amee lim bugg dem yoonam mais jëkkër dafay responsable bala muy indi ay pizza ak yooyu daf lay jox dépasse nga togg ci kër gi loolu mooy diggante madame le maire ak ñoom Serigne Boub ay opérateur économique lañ dafay am conflit de compétence nul ne peut être juge et partie mënuloo ñëw ne damay jiite Kaolack pour defar Kaolack ba pare am sama entreprise ne damay defar sama entreprise su njëriñ ñëwee war a ñëw ci Kaolack sa entreprise war ko soxla fan ngay tranché naka ngay def tey su fekkee ñoom dañoo dem di tukki dans le cadre de la coopération décentralisée ay partenaires yi ñuy ut dañ koy ut ci seen société nekk partenaires yi Samsung nekk partenaires yi Hyundai nekk partenaires yi leneen waaye duñ fexe mukk di indil Kaolack dara parce que seen ay société lañ koy defal da ngeen di xool ñi nga xam ne kan moo ci investir biir Kaolack lu nit mun a gis Serigne Boub cœur de ville attention bi mu koy jot fekk na Salif Ba tabax ko à presque 80% dañ ko koo fayee bor dañ ko koo jox
donc defaru ko. ñooy tamit créer emploi pour les jeunes indi na fi télévision indi fi leneen ak leneen ak leneen ak yoo xam ne Kaolack mënut a ko ay manège lépp indi na ko fi. loolu créer na def emploi des jeunes. lu la jëlee ci télé bi. non non loolu indi na fa emploi. waaw je sais xam naa ko mais dama ne yow lu la jëlee ci télé bi. ay mbir lan moo la jëlee leeral ko ay mbir moo fa jëlee rek. leeral ko. non ay mbir moo fa jëlee. mbir yan la. mbiru jalousie rek moo fa jëlee après ma ñëw bi ma ñëw. waaw su fekkee da ngaa indi emploi di am kumba am ndey am kumba amul ndey ah ku tudd Mariama Sarr nga dàq ko ah ku tudd mais quand même bu loolu du emploi. ayca dëgg bu ñu. emploi da ngay bàyyi nit ki mu libre am droit. waaw. usine bi Sotexka moom moo ko moom tuddee ko Domitexka est-ce que mu ngi dox travailleur Domitexka yaa ngi nii man seet si nañ ku ne pour nit ñi jàpp ci mais ñun duñ ci wax parce que suñ ci waxee dafay mel nii li tubaab di wax qui veut noyer son chien l'accuse de rage dañ leen wax dem leen ngeen xeex seen xeex ñun defar Kaolack moo ñu tax a jóg yaa ngi dégg mais mu ngi nii da nga cee mus a gis kenn ci ñoom ku indi ambulance wala nga jënd tracteur wala nga jënd leneen c'est des milliardaires nga indi ko Kaolack te ñu ngi koy def ci yeneen localité ñuy dégg Mohamed Ndiaye Rahma jënd na ambulance yóbbu ko Kawoon dégg naa mu ngi wut ambulance pour yóbbu ko Ndangan très bien loolu baax na kontaan nañ ci mais nag nañ ko jaarale ci mairie su ko defee mairie yóbbu ko mais dañuy bañ ñu ne gain yi Mariama Sarr la déedéet du gain yi Mariama Sarr parce que suñ koy joxe su la neexee sax nga bind ci don de nangam Moustapha Sow li mu bind oto bi mu joxe ñu ngi ci bind don de Moustapha Sow ah yes Kaolack mairie peinturaat ko da ko ciy bàyyi Mariama Sarr est très loyal lu ko nit jox dafay wax yow yaa ko joxe yaa ngi dégg waaye nag suuxlu mbër langam moom a gën muy bëre daan ngay ree gis nga Mariama Sarr ak ñoom duñu benn comme yàlla ak yàlla yi ku mu neex nag nga ne man la Kaolack laa soxla waaye du yow. mais fan yii nag dafa am benn boy boo xamante ni mi ngi yëngal dëkk bi. kan la. Ablaye Xuma. waaw dëkk bee yomb yëngal rek. doole Kaolack waaye yëpp vraiment ubbi seen i bët ñu ci bëri ne ko jàkk booy bi di ñëwee est-ce que jàpp nga ne géewu politique bi ren fii ci Kaolack ci élection mairie yi dina doon loo xam ne lu yomb lay doon. bon gis nañ fii ñoom Mourou Xalaas Dia gis nañ fii ñoom Pape Simaxa y a plusieurs prétendants yoo xamante ni tey ñu ngi ci géewu politique bi ñëw nag taxaw pour nag chaise bi nga xamante ni moom la madame la maire toog ñu déggati ko toog fa ban taxawaay ngeen am ban assise ngeen am parce que ak lan mooy seen. waaye yow loolu lu mu la jaaxalee da ngaa foog ne loolu jaaduwul. ñooñu ñëpp ay doomi Kaolack lañ am nañ droit nekk candidat ay doomi Kaolack lañ mu ngi mel ni man Lamine li ma xëy suba teel ne candidat la à la présidence de la République damaa soxla jël réew mi am naa ci droit sénégalais la je suis majeur awma benn entrave bu ma code bi teg kenn musumaa tëj musuma am benn gàllankoor kon am naa droit nekk candidat waaye fi problème bi nekk mooy su ko nit ñi déggee dañ naan kii nañ ko ndëppal su fekkee dafa am ay rab parce que xam nañ ne mënumaa yore réew mi tollooguma ci wala nañ ko yóbbu dalal xel donc Kaolack waaye ñoom ñoo war a xàmmee ñan lañ war a ndëppal ak ñan lañ war a yóbbu dalal xel parce que maire yow mbindum ndeyjoor mënuloo ci dara mbindum càmmooñ mënuloo ci dara nga ne da ngay jël mairie bi li nga war a def kay au contraire mooy dem librairie jënd syllabaire jàng Abba Jadda ba xam naka la ñuy liire parce que mairie nag aussi da ngay def budget da ngay def ay arrêté ah da ngay signer da ngay bind waaye maire boo xam ne soo bëggee bind da ngay okku la bindal soo bëggee signer da ngay okku la signer ah damaa bëgg candidat yi fi nekk nañ leen oo ñu xool nañ liir nañ ñëw ak débat ak ñun man ubbeeku naa ku ci soxla débat ñëwal candidat yi ku ci soxla débat pour toog ak Mariama Sarr wala porte-parole Mariama Sarr wala keneen ñëwal ñoom suñ mënee indi seen i suñ mënee indi seen i chargé de communication wala seen i technicien wala seen i cadre na ñëw ñu janoo ku ci nekk décliner sa programme ñun dinañ wax suñu bilan ba pare wax suñu perspective yan programme yan naal lañ def ak yan mébét lañ am ëllëg suñ ñu fale. waaw loolu mooy sama question bi nga xam ne. yaa ngi dégg loolu su jotee ñun danañ wax ak ñoom nañ ñëw ñu janoo. waaw loolu mooy sama benn question dugg nga ci mooy laa la bëggoon a ñëw ak yow mooy lan mooy seen bilan ak boo leen jotaatee mairie bi donc lan ngeen naanaat ak lan moo. bilan suñu bilan junj nañ ci lu bëri. boobu ba léegi ñu ngi koy gis nga ne boo ko équilibré gis nga ne poids bi xaw na lu. ma ne bilan bi c'est largement positif. xam nga lu tax gis nga soo fekkee teen boo xam ne 100 mètres la mu am ñu fi jaar ku ci nekk war a sëkk teen bi nangami mètre yaa ngi dégg nga ñëw yow war koo feccali soo ñëwee ñi waroon a sëkkuñ dara
kon yow soo sëkkee 10 mètres sax def nga performance parce que ñi la jiitu su ku nekk defoon 10 mètres soo ñëwee def 10 mètres teen bi fees donc dañoo ñëw Kaolack fekk ko foo xam ne fu jafe la moo tax lañ fi def xëj na du feeñ ni mu war a feeñee mais suñu fekkoon maire yi fi jaar 13 maires yëpp te ñëpp defuñ benn mandat de am na ñoo xam ne def nañ 5 mandats. donc waxtu bi dañuy des bari waaye dina xaw a xaabaabal tuuti ndax dafa am point yoo xamante ni tarkaala faaw ñu xaw ko junj laal ko bu ko defee la ni tamit mën ñu cee leeral fekk ñëw gu yombul ak jot gu yombul gannaaw ci bilan bi la ñu nekk ak ñi nga xamante ni ay prétendants lañ bëgg ñëw nag vraiment déposer seen candidature ci mairie bu Kaolack ginnaaw loolu bilan bi nga xamante ni madame la maire Mariama Sarr gannaaw bi ñu jëlee maire bi ba léegi mi ngi ci woon mi ngi ci naam mi ngi ci mais des na dina te dëkk mi ngi laaj 2e mandat pour gën koo mën a yeggale pour Kaolack nekk au devant de la scène.